salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy faral di topp ci seen site info15.com tey nag ñu ngi am mbégte ak kontaante di dellu siwaat seen émission 15 minutes pour convaincre tey ñu ciy ànd ak ki nga xamante ni mooy Florian Diatta nekk responsable ci parti bu ñu naan grand parti bi nga xamante ni président Malick Gakou moom moo ko jiite mu mel ni nag bala ñuy sori ci biir waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoo su ko defee présenté wu ñu soog a sóobu ci waxtaan bi kon Florian ñu lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak sénégalais yi nga xamante ni ñooy suivre Info 15 su ko defee ñu soog a sóobu ci waxtaan bi. asalaamaaleykum Cheikh asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi asalaamaaleykum ñi nga xam te ñooy suivre info15.com asalaamaaleykum Sénégal donc comme sëñ Cheikh nu mu ko waxee. maa ngi tudd Florian Diatta nekk ci responsable jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk grand parti dëkk fii Kër Massar donc di kontaan lool ci sa invitation tey donc di yàkkamti nag question yi pour répondre leen parce que xam nañ ne am na yu bëri yoo xamante ne war nañ ko mën a répondre fii Sénégal donc di la remercier yow tamit ci sa invitation ok merci. waaw Florian ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier aussi ci ñëw bi nga ñëw ci émission bi xam naa bu dee seen parti muy grand parti Malick Gakou nekk leader bi gis nañu fan yi lépp passé dafa jógee bitim réew ñibbisi mais li ñu jaaxal mooy bi mu ñëwee yëgsi rek dañu gis ni que ni dañu ni ci aéroport fële bu fa yëgsee dañu gis ni gars yi ñu ngi doon vérifier ay bagages am doon am lu ñuy wër yow lan nga mën a wax loo xamante ni ñun mën nañ ci jàpp loo xamante ni dafay wane ni que ni loolu noonu ñuy wax information bu am la aussi que ni tamit ñooñu ñu yabal la parce que dañuy dégg ci ñi nga xamante ni ñoo bokk ci parti bi ñu ne ñooñu dañ leen a yabal donc kon yow lan nga am loo ñuy wax ci côté boobu. sëñ Cheikh man su ma amee lu ma lay wax ci côté boobu mooy lan tey jii Gakou fait peur man yaakaar naa ni. loolu mooy mots yu ñu mën a utiliser ci côté boobu Gakou fait peur pourquoi il fait peur maintenant gis nga ni ba ñu commencé ba léegi moom daa am benn ligne boo xamante ne bi mu tracé mu ngi koy suivre maanaam moo njëkk a ñëw génnee programme am njëkk a déposer caution wan leen ni maa leen njëkk a pare maintenant comme gis nañ ne voyagé na ba ñëw. ñu jàpp ne certainement daa dem andi ay milliards comme ñoom nuñ ko defee parce que xam nga nit booy considérer que sama morom nii la mel rek c'est parce que yow noonu nga mel ñoom jàpp nañ ne président Gakou dafa ñëw indaale ay milliards parce que ñoom dem nañ jëli ay milliards pour campagner ko. donc ci côté boobu comme ñoom jàpp nañu ni président Gakou dafa dem jëli ay milliards dans ce cas kon est-ce que ñoom maanaam dem nañ bay jàpp loolu est-ce que amuñu certitude est-ce que demuñu ba am loo xamante ne nii da leen a leer ba tax ñu jaar côté boobu pour jéem a def loolu. non bu leen leeroon ñu gis ko. mais ka Karim ñi ngeen ni Karim dafa am lu mu jël mais mënuñu ko gis. loolu ñoom la ñoom ñoo ñu ko war a woon. est-ce que ñoom aussi amu njortuñu lu mel noonu tamit mais mënuñu gis preuve amuñu preuve. mën nañ ko njort parce que xam nga booy dem ci élection nga ragal mu leer na li yow sa gagné c'est pas wóoru la à 100% donc yow fu mu nekk nii say bët nii nga koy def comme lu ñu leen di wax ay saay-saay lañ dëgg-dëgg ay saay-saay lañ mais dinañu wane ne dëkk bi soxlawuñu ay saay-saay nit ñu jub lañ soxla pour ñu defar dëkk bi te ñu jub yooyu dañ ko gis ci Malick Gakou tey jii dem nañ vérifier gisuñu dara xool ñu mu àndal gisuñu dara ñu soog ko bàyyi loolu mooy la. d'accord kon su ma la déggee cela veut dire que ni kon instant bii nii ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi kon ñoom bàyyi nañ xel bu baax a baax Malick Gakou mooy posé sax ñuy def yenn réaction yi ak yenn yi nga xamante ni ñoom moom dañuy faral di def. non mais loolu dafa leer parce que temps yi passé rek yéen a ngi dégg suñu xarit bi suñu journaliste bi Pape Alé Niang lu mu wax nga dégg mu naan dañoo intercepté ay audio ay message ñuy wax ni fu mu nekk nii. obstacle yi nga xamante ne ñoo mën a téye Macky Sall ñaar lañ muy président Malick Gakou ak Ousmane Sonko moo tax dina jéem a teg lu nekk ay pion pour jéem leen baare mais nag di wax sénégalais yi ne Gakou mi ngi fi tey mi ngi fi suba mi ngi fi ëllëg te ñoom mënuluñ ko dara parrainage yi ñu teg ni benn moyen la
pour jéem ko contrer mais nag ñun dañoo pare tey voilà. waaw loolu moo ñuy permettre ñu mën a am accès pour wax ci li nga xamante ni mooy deuxième point bi muy dellu ci cadre parrainage yi d'abord balaa ñuy dugg ci biir parrainage bi ak li ci xew ginnaaw bi conseil constitutionnel génnewee résultat yu njëkk yi dañu gis ne que ni bés bi nga xamante ni ci lañ doon dem di déposer dañu gis Malick Gakou doon ci jàppante ak ki nga xamante ni mooy Mimi Touré bañ jot waxoon ni sax jotoon nañ ko ci arrêté mu fanaan fa soog a xëy delluwaat këram loolu noonu moom ci ban base la tegu ba mu waral mu def lu ni mel. man dama koy naw te yaakaar naa ni Sénégalais yëpp. mais est-ce que aussi tamit booy naw ci violence. war nañ ko mën a naw est-ce que aussi ci violence bi ngay nawee parce que bu fekkente ni dañuy wax ni. dafa dóor Mimi Touré. dans ce cas mu ngi def violence. est-ce que kon ñun ndaw bu fekkente ni mi ngi taxaw di def violence est-ce que kooku kon Sénégalais yi dinañ ko wóoru pour dénk ko réew mi. xam nga Thomas Sankara da doon naan un prisonnier qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. ma lay wax ni sëñ Cheikh ñun grand parti en l'occurrence suñu leader moom injustice mënu ko gis mu noppi loi bi dafa leer ci côté boobu noonu amul fenn fuñ ne dañuy créer liste pour déposer parrainage amul fenn fuñ ko wax mu bokk si ñi nga xamante ñoo njëkk conseil constitutionnel dem la ci greffier bi mu ne ko non amul liste dañuy commencer liste bi 0 heure lay commencer mais vous trouvez normal Mimi Touré ñëw ñu jox ko chaise ne ko toogal def ko tête de liste ba pare na dañuy soog a commencer loolu ñu teg ko ci ban base xam nga ñun tey soit dañuy bëgg dëgg wala ñu bañ dëgg mais mënuñu nekk ci diggante bi ñun nag dañoo opté nekk ci ñi nga xamante ne ñooy nekk ak dëgg ak yoon ak vérité fépp foo xamante ne ñu ngi ñëw fekk fa injustice dañ koy xeex ko ba mu jaral ñu suñu bakkan il faut mu leer Malick Gakou nag gaañ nañ ko fa def nañ ko fa lu nekk mais buñ ko fa rayoon sax xaarun buñ ko fa rayoon dañuy jël parce que moom sénégalais ñoo ko ñor sénégalais ñoo ko tax a jóg ay affaire futilité yi taxuñu koo jóg fépp foo xamante ne loi moo ngi fa moom day dem ak loi loi bi moo ko permettre mu ñëw xeex ko donc kon moom moment bi ñu waxee ni dem na ba dóor Mimi Touré sax kon donc li ko loi may moom moo waral. bon mosut a dóor Mimi Touré. pour un peu corriger. mais dañu annoncé ni que ni dafa dóor Mimi Touré. dañoo annoncé mais man li ma dégg ak li ma gis ak li ma lire dañoo ne ci groupe bi am na ku dóor Mimi Touré ci groupe ñi fa nekkoon kenn xamul ba grand parti la kenn xamul feneen la donc bu ñu ñëw ñu bëgg a nax sénégalais yi ne grand parti wala non mais président du moroom sax Mimi Touré. quelqu'un qui aspire à être président dina nekk moroom Mimi Touré lan la ci réew mi envoyé spécial lan la ci réew mi xam nga kooku du dem di dóoranteeg Mimi Touré sakontement Mimi Touré jigéen la président Gakou buy defanteeg day defanteeg Macky mais du defanteeg Mimi Touré jigéen ak fu mu teg jigéen dañu waxante dëgg boo xoolee plan Sénégal nu mu Touré ci excuse-moi plan Sénégal émergent waxuñu fa dara jigéen bon pour un peu irréaliser boo xoolee suñu passe bi programme alternatif sukkali Sénégal boo ko xoolee bu baax fu mu teg jigéen dafa am solo donc du ñëw ba fii di naan day am lu muy teg ci kaw jigéen mais loolu c'est paradoxal. donc kon su ma la déggee kon dóor boobu nga xamante ni wax nañ ni moom la ñu jotoon na bind moom la ñu bindoon moom la ñu waxoon donc kon du moom moo ko def mais am na ku ko def foofu mais kon du moom. du moom mais kon lan moo waraloon kon jour boobu ñu arrêté ko mu dem ñu yóbbu ko mu fanaan soo ko xëyaat ñibbi. boo nekkee bañkat nga gis ne man injustice dama koy bañ te ñoom da nga fàtte ne nguur gi ñoom ñoo yor police ñoo yor gendarmerie te dañ ko instrumentaliser ñu wax ko tey dañ ko instrumentaliser dañuy ñëw joxe ordre nu mu leen neexee donc jàpp nañ ne xam nga tey te policiers yi macha allah dañuy def seen liggéey quand même buñ ñëwee gis désordre fenn objectif bi mooy lan seen rôle mooy lan ñu ñëw andi ordre. voilà donc certainement dafa amoon trouble foofu noonu ñu ñëw andi ordre mais le fait que ñu jàpp ko là c'est tellement dañ koy déplorer tey parce que mënuñu ko jël gaañ ko ba pare jël ko teg ko yéen benn 2 heures de temps loolu ñu koy déplorer ñun waa grand parti di wax ne du yoon parce que normalement ki nekk ci yoon dañ ko war a protéger te moom dafa nekk ci yoon bu ñu amoon ku ñu jàpp nañ dem jàpp Mimi Touré
parce que Mimi Touré moom moo ñëw créer listam te tegu ko si benn base amul benn loi bu ñu ne mën nga ñëw nga créer sa liste moom la ñu war a jàpp tëj ko 2 heures de temps yooyu moom la waroon ak ñi mu àndal. d'accord pas président Gaw. loolu leer na moo ñuy permettre aussi ñu dem ci li nga xamante ni mooy dernier point bi cela veut dire que ni ginnaaw bi nga xamante ni tamit boo xamante boobu am na fa yooyu yëpp jot na ci am lan moo waral maanaam bi nga xamante ni yooyu yëpp jot na am ba pare dañuy gis ni que ni Malick Gakou dem na déposé mais conseil constitutionnel ci li mu njëkk a génnee dafa rejeté li nga xamante ni mooy dossier wam parce que dafa ni am na yoo xamante ni jot na ci manqué donc yooyu noonu yéen fan ngeen ci toll yan perspective ngeen am ci domaine boobu. bon balaa maa commencé danga may permettre danga may ma féliciter président Malick Gakou. d'accord di ko encourager parce que liggéey bi metti woon na tey jii ku nekk jël na moromam def mandataire moom mu ne man grand parti man maay nekk mandataire parce que xeex bi man maa ko war a commencer balaa ñeneen ñi di ko commencer. ñu ñëw nekk 6e position ñu dem déposer li nga xamante ne 65 800 déposé nañ ko ñu ñëw génneel ñu ne am nañ 22 000 yoo xamante ne baaxul te joxuñu yan motif moo tax ñu ne baaxul bu ñu paree ci loolu ñu génnee ñu 8888 yoo xamante ne ñu ne doublon la boo déggee doublon maanaam daa nduróog ñun suñu signature daa am koo xamante ne daf ñu signer ba pare signer ñi nga xamante ne 5 yi nga xamante ne ñoo ñu jiitu loolu mooy doublon te loolu noonu 8888 yooyu noonu moo tax tey ñu naan dañoo dem second tour moo tax ñu amaat chance mun a déposer waat mais du question ñun mataluñu parce que ñu ngi ay intoxication mi ngi daw ci biir parce que boo déggee nit ñi ñuy wax c'est comme si que ñun dañoo déposer mataluñu ñu mayaat ñu chance alors que tel n'est pas le cas ñun dañoo matal ba mu mot sëkk. mais il s'est trouvé que xeex position boobu noonu ñu doon xeex commencement bi moo impacté tey parce que ku ñu génnee 8888 ci ñu ne la doublon loolu nga am ci doublon là c'est fort normal nga dem 2e tour. gis nañ fi koo xamante ne 2e position la nekk dem na 2e tour donc moom moo tax ma ne il faut que ma delloo njukkal président parce que ñëwal na xeexal boppam imaginez-vous bu ñu nekkoon 6e position. ñu nekkoon 8e wala 10e est-ce que dinañ dem 2e tour ak ñoom lu ñuy mbébét seen lu ñuy ñaan parce que ñoom dañuy njuñ jaaj bañ gàpp bañ a bokk parce que il fait peur mais ñun ñooy bokk tey ñooy bokk suba ñooy bokk ëllëg. maintenant parce que dëkk bi duñ leen bàyyi ñu koy yàq. jaral nañu lépp nag. léegi yéen fan ngeen toll ci liggéey ci cadre parrainage bi. macha allah tey gis ngeen suñu président suba teel. jóg na dem conseil constitutionnel dem régulariser li nga xamante ne dañ ko waxoon ay doublon la ñun nag yoroon nañ lu mat 40 000 yeneen signature yoo xam te ñoo ko doon téye en stock mais ce que je vais déplorer encore parce que conseil constitutionnel boo fa delloo ci say doublon nombre doublon yu ñu la wax nombre yooyu ngay dugalaat est-ce que xam nga fu may wax. léegi boo dugalaat suñu dugalaatee 8888 yooyu noonu ñu ñëw ëllëg ñu créé ñu ne ñu non am na ci 8000 yooyu 1000 yoo xamante wala 2000 yoo xamante ne dafa nduróog 5 yeneen qu'est-ce qui va arriver donc foofu noonu lay déplorer loolu noonu te ñun nag suñu 8888 yooyu noonu saytu nañ ko xoolaat ko te dañ ko xoolaat ko bu baax. amul fenn fu ñu mën a laale ci 8888 yooyu noonu. yëpp a net yëpp a clean. kon su ma la déggee cela veut dire que ni kon instant bii moom. ñun jàpp nañ ne dañuy dem élection. mais léegi nag su fekkente ne yéen jàpp ngeen ni da ngeen di dem pare ngeen léegi nag ngeen dem ñu rejeté waat ko encore. mais sañuñu ko xalaat su boobaa. sañuñu ko. mais si tel est le cas. si tel duñu heure yi mënu ma ne si tel est le cas lii la ñuy def buñ ci tollee dinañ gis da la ñuy def dinañ leen wan ne ñun Sénégal moo ñu jaral lépp. te loi jaral nañu lépp tamit pour Sénégal tegu ci yoon jaral nañu suñu bakkan jaral nañu lépp te dinañ teg Sénégal ci yoon incha allah. d'accord loolu leer na mu mel ni kon Florian Diatta moo nekkoon tey suñu invité ci 15 minutes pour convaincre lan ngay tàggatoo ak ñi nga xamante ne ñooy suivre 15 minutes pour convaincre. waaw di remercier ñii di suivre émission bi 15 minutes pour convaincre di la remercier yow sëñ Cheikh di wax ni sama dernier message
di wax ni sénégalais on a un rendez-vous avec l'histoire dañoo yàgg sonn dañoo yàgg souffrir politiciens yi di ñëw di ñu wax le même discours kuñ fi fal 1 mois après nga fàtte kuñ fi fal 1 mois après nga mel ni yow xajatoo fenn quoi may wax ni loolu il faut mu changer rupture boobu il faut mu am te rupture boobu président Malick Gakou mu ngi koy prôné parce que panafricaniste la fu mu taxaw wax na ko africain moo ko tax a jóg l'Afrique moo ko tax a jóg ba tax na mu jël suñu slogan boo xam ne moom la ñuy demee élection tuddee ko le Sénégal aux Sénégalais d'abord ce mot-là dit tout. d'accord wax baay bëri rek mais ce mot-là dit tout loolu rek waroon nañ fa def point final. di leen remercier vraiment. d'accord kon ñu ngi jaajëfal ki nga xamante ni mooy Florian Diatta moo nekkoon suñu invité tey ci seen émission 15 minutes pour convaincre ñi leen di jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité ci seen site info15.com.